du CUSEMS authentique léegi nag dafa yokk beneen casquette coordonnateur du collectif non vaccin. C'est ça léegi ñu génn un tout petit peu si wàllum Covid 19 vaccination yi truc ñu dem nag si sa secteur nag bi ngeen bu la nit ñi xamee moo nekk éducation ñu seetlu ne aussi yéen tamit nag yéen syndicalistes yi bëri ngeen ay coow trop nag. parce que déjà ñu ne bëreet rek même pas un mois. si wàllum jàng bi ñu gis ne am na ay perturbations yu ñu noté par rapport ak grève yi lan moo nekk le motif. waaw non xam nga soxna Ndiab effectivement ñëpp gis nañ ni école yi temps yëpp ñu ngi grève mais nag grève boobu grève wu vraiment laaj loo xam ni seen àq ak seen yelleef la loo xam ni lu nu këtt ni jonn la loolu la grève këtt ni jonn la bokk la grève yi daan def yooyu sax daan ci ñëw ci kanam xëy na dina am ren. comment ça mais këtt ni jonn mooy. danoo am lu ñu tuddee ndàmpaay yi ñu doon natte xale yi. maanaam baccalauréat ak certificat entrée en sixième ak baccalauréat examen yi am Sénégal yëpp bu ci ne jàngalekat yi ñooy dem natt xale yi. te bu ñuy natti xale yi daa am lu état warloo ak ñoom. maanaam ñoom ñooy déplacé wu dem fekki xale ya fan ne dépenser seenu xaalis dem ci ay région bu dee baccalauréat bi di wër ci Sénégal gépp di natt xale yi. ci seen xaalisu bopp naam am na ñoo xam ne état dina leen jox avance. waaye avance ba doyul da leen di compal tuuti ci li mu leen ameel loolooy avance léegi nag la ca des lépp yaay wuti xaalis dolli ko ca di dem nag di natt xale yi ci région yu sori di fa def ay fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett léegi nag boo ñibbisee état bi diggee ak ñun ne buñ nattee xale yi ñeenti weer buñ ko rombee rek lu ca ëpp mooy 30 novembre léegi bu fanweeri fan jotee ci weeru novembre rek dañuy fay xaalis ba nga xam ñun ñoo ko defoon ca natt yan doon natt gone yi. d'accord certes. waaw léegi nag certes c'est légitime vos revendications par rapport ak aspect pécuniaire beeg truc mais bu ñu xoolee aussi Covid 19 bi nga xam ne xale yi mën nañoo wax ne dañoo perdre toute une année est-ce que waru leen entamer ay négociations ak état bu Sénégal parce que déjà rek état commencé na di virer xaalis aussi est-ce que yéen tamit na benn côté. non vous ne manquez pas de patriotisme aussi. non ñun ay patriotes lañ. non parce que xam nga tax ñu nekk ay patriotes parce que ñun ñooy former sénégalais yi kuy former sénégalais yi kay wax dëgg yàlla nag ni ma parce que jàngalekat yi salaire yi leen di fay ñoom mérite nañ lu ko gëpp xam nga tax Angela Merkel dani yeneen corps de métier yi doon wujjeeg jàngalekat yi bi mu yokkee seen salaire dani leen xam nga lu ma leen di xamal ku ci bëgg salaire yu rëy comme salaire u jàngalekat yi parce que Allemagne actuellement jàngalekat ñoo play salaire presque ci fonction publique loolu la Angela Merkel def ñeneen ña commencé mer mu ne leen ku ci bëgg a mer da ngay dem defi formation nekk jàngalekat parce que jàngalekat moo la formé ba yow loolu nga mën ko kon nag ñun leen ñuy fay boo gisee salaire jàngalekat yi xam salaire bi ñàkk fay Allemagne ak ici au Sénégal mais ñoo yam la jàngale Allemagne ak jàngale Sénégal parce que jàngalekat yi sénégalais yi mun nañu wax ne aussi dañoo bëri aussi grande dame. non c'est le contraire c'est le contraire jàngalekat sénégalais yi matuñu actuellement ñun dañoo am déficit xam nga la mooy taux d'encadrement bi en Allemagne benn jàngalekat bu ne fanweeri élève loolu mooy taux d'encadrement xam nga luy suñu taux d'encadrement mais yi ñoo bokk non mais non moom laa lay wax mais dama la wax la ñoom ñoo ëpp nit mais ci wàllum fonction publique laa mais ci fonction publique non ñun néewul ñu fay ñu même salaire que Allemagne de waxuñu loolu dañ ne ñu fay ñu salaire yu méngoo niveau de vie wu Sénégal loolu lañ wax ñun suñuy jàngalekat moo gën a néew Allemagne. yéen a ngi naa bëgg xaalis. non affaire xaalis xam nga ñun li ñuy laaj du ñun ñoo ko laaj loi bi moo na ko may loi bi moo ni 61 33 bi nga xam si ak 61 34 bi nga xam moo tënk liggéeykatu nguur gi moo wax ni nii lan war a fayee kuy liggéey ci nguur gi loolu lan ñu xañ ñun jàngalekat yi maanaam du ñun ñooy kaas loo xam ne amuñ ci droit ñun lépp lu ñuy kaas ñun jàngalekat rek am nañ ci droit kon nag lii nga xam ne mooy grève bi am nii moom mooy indemnité de bac yi nga xam ne yi ngeen a koy dégg ak BFM yi kooku état moo tooñ parce que daa signé ak ñun ne fanweeri fan ci mu weeru novembre fu mu jote lépp luy indemnité loo xam ne examen yi lañ doon natte xale yi jàngalekat yi defoon ko te mu ameel ko jàngalekat yi muy ab bor dina ko fay mais fanweeri fan romb na. ñoo ngi décembre mais fu mu toll nii état viral na leen. non état bi li mu def affaire waaba jiiba la xam nga luy waaba jiiba. comment ça waaba jiiba mooy maanaam jël ñii jox leen ñii nga jox leen tuuti ñii joxoo leen dara. pour féewale mais virement yi ñoo mat non du virement maanaam da ngay dem ci banque ñun la yéen état bi bind na mais viré luñu xaalis bi ñëwul. nga dem ci beneen banque mun la ñii rek lan jox ñee joxul leen ñu def ay omission maanaam ñoom dañ leen omettre voilà il joue au dilatoire en attendant peut-être mu dolli xaalis
mais tëbul tëb rek jox ñëpp loolu il faut sénégalais yi xam ko. mais aussi yéen tamit il faut ngeen xam ne carrément situation crise économique la ñu nekk. mais crise économique yow da ngay dem yokk say budget yenn institutions yi déggoo fi ni conseil économique et social bi Idriss Seck ñëwee li mu njëkk a def mooy yokk indemnité session yi parce que dañoo am xaalis parce que ku amul doo yokk xam nga ñooñu laajul leen ñu yokk maanaam moom mooy wut tur rek daan ni non mais il faut bala maa jël service ñu yokk samay indemnité pour sama gars yi pour ñu kontaan ci man bu ko defee ñu xam ne ponkal ñëw na xam nga kon xam nga ko te état ko defal loi de finance initiale bi ngay dégg mais kenn wàññiwul budget Macky Sall kenn wàññiwul budget primature même ce qui est primature amatul kenn wàññiwul budget gouvernement bi je veux dire kenn wàññiwul budget assemblée nationale ñoom ñëpp dañoo yokkule ñoom ñëpp a yokkule ci mbas mi waa léegi ñun jàngalekat xanaa bokkuñ ci réew léegi ñun ñii daal dañoo bëgg jàngalekat yi ñoom nañ muñ mais yeneen secteurs yi ñoom jarul ñuy muñ mais ñun yéen jàngalekat yi yéen moom muñ leen rek yéen moom muñ leen rek ndax mbas daa am ci dëkk bi mais ñeneen ñi ñoom non ñoom mbas mi ñoom bokkuñ ci ñoom buñ muñ xam nga loolu il faut que les gens nous respectent un peu c'est-à-dire que ñun li ñuy laaj suñu àq la ak suñu yelleef te nag coow li mi ngi bëgg a commencer parce que xam nga lii doon am nii du grève préavis du woon grève préavis grève luñ la ameel la lu jàmp muy ndàmpaay yéen ñu ameel ci ni natt yi doon natt xale yi ci examen baccalauréat ak BFM mais xeex bu mag bi nag mi ngi ñëw ci point yi nga xam moom lañ nar a déposer. mu nekk carrément tey seen conférence de presse bi ngeen def ci matin bi par rapport à préavis de grève bi ngeen fas yéene déposer tey. au sein du ministère buy yor wàllum jàng. fonction publique effectivement donc loolu lañ décidé tey. pour quel motif. voilà merci beaucoup looloot. tey dañoo ñëw ñun les 26 syndicats yi bokk G20 ñu def conférence de presse xam nga ma jaar ci G20 yéen da ngeen a bëri coow te yéen amu leen doole. waaw loolu xalaatin la gis nga actuellement ñi koy wax dañoo basé wu ci ay résultats élections yoo xam ne mi ngi amoon il y a 3 ans et demi. yéen vous n'êtes pas représentatif. waaw mais loolu nga yaakaar xam nga lan mooy représentatif. toogal tey déglu xam nga tey jii bu dekkee daa am xale bu ne ci kër gi ci méngale ñëw amagul sax ñetti at ñëw di la dóor. xam nga soo fayoo dañ naan la yow kii xale la rek amul doole dóoram bi saful dóoru xale 3 ans la ciy fayu xam nga jërta fayu parce que dóor bi méttiwul kon bu dee ñun kay amuñu doole buñ dóoree kay ni ñëpp bul dé xam nga nee nañ ñun amuñu doole kon kay buñ dóoree dóor bi xam nga du metti normalement dóor bi du metti kon kay jërul li wax kon kay nan ñu bàyyi ñu dóor rek comme dóor bi du metti ñun amuñu doole loolu la ñu wax maanaam buñ dóoree du metti nañ bàyyi ban dóor te gis nga bis buñ dóoree ñun gis nga bis buñ dóoree ñun G20 coow lu jóg te nee nañ ñun amuñu doole kon buñ dóoree kay kenn warut a wax te gis nga bis buñ dóoree déglul li ma lay wax bis buñ dóoree ñenn tudde ni dañoo représentatif daal di jóg ñoom it dóor parce que xam nañu buñ dóorul dee nañ beneen bi mooy gouvernement bi danañ commencé de ratatati commencé noo diaboliser naan ñoom dañoo bëgg a yàq njàng mi dañoo bëgg a def li waaw kon kay ñun nee nañ ñun tekkiwul dara ñun suñ dóor méttiwul comme xale buy dóor xale 2 ans wala 3 ans buy dóor mag xam nga du métti wax léegi ñun buñ dóoree nun ko muñ kay kon ñoom xam nga du ma lay xamal ñoo la gën a xam ne G20 bu ne tël daañu xam ne G20 jóg na parce que ñun jàngalekat yi danoo bootuwul ci kenn gis nga élection 2017 yooyu ñu defar ni fi mu toll ni mooy baromètre bi pour natte ban jàngalekat moo ban syndicat moo am doole bu ko amul mais loolu romb nañ koy dem xam nga jàngalekat lu leen intéressé kuy xeex ci seen àq ak seen yelleef boo tegee plan d'action boo xam ne préavis bi ci laay jëm mooy li nga ma laaj préavis bi nga teg bu dee points yi ci ëpp doole gis nañ ci seen bopp ñoom jàngalekat yi ak ku ko mën a teg même ku yorul syndicat bu taxawee teg ko jàngalekat yi ànd ak moom was aztec ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-benn yoo xam am nañu seen i këyit état reconnaître leen sa ku ci nekk nga am ay enseignants yu bokk ci yow ak quel que soit le nombre jàngalekat yi bu ñuy grève du ñu xool ni fii laa bokk dañuy xool plateforme bi li ngay ñaxtu ndax intéressé na leen su leen intéressé même ki bokkul ci yow day ñëw di xeex ànd ak yow donc loolu ñi xamul ñun ñeneen secteur bi xam nañ loolu bu G20 dooree plan d'action basé wu ko ci li ma la bëgg a limal ni moo tax ñu teg préavis bi tey ba tax ñu def conférence de presse. waaw lan moo tax ngeen teg préavis. préavis bi xamul tax ñu teg ko d'abord damay leeral sénégalais yi ñuy seetaan ne préavis de grève mooy yëglu maanaam loi bi li mu wax mooy da ngay yëglu wax ne lii ak lii laay ñaxtu loolu laa bëgg ñu waxtaane ko wala yow nguur nga saafara ko weer la loi bi may boo ko xasee déposé comme ñun tey jii ni ñu ko bëgg a déposé le 17. fii ba le 17 janvier amuñu droit grève loolu la loi bi wax état bi tamit loi bi ne ko fii ba le 17 janvier lu mu yéex au plus tard le 17 na nga leen woo pour ngeen waxtaan ci ñoom poñ yooyu ñu teg boo ko deful le 18 dañuy am droit teg seen premier plan d'action xeex ak yow loolu la loi bi wax loolu tax ñu déposé tey suñu préavis incha allah bis bu matee weer te woowuñu
andi ay saafara pas woo ñu woowu kasaaw yooyu woo pour def ñu comme des enfants de cœur ñëw rek di waxtaan mais pour divertir ñu quoi mais point yi duñ ci wax parce que dafa am point boobu nanguñ ci wax. yan mooy point yi lan moo waral. voilà point yi nag bi ci ëpp doole laay départ. mooy nga xam jàngalekat yi may déglu xam nañ ne point bu rëy la. mooy jàngalekat yi dañoo pareetul pour nit ñuy faye ñuy salfaaña suñu àq ak suñu yelleef conformément ak li loi bi wax moom la ñuy wax le système de rémunération mooy ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi dafa am bot di compter bu ci am. wàllum koppar ba tey. waaw non te laa jëm danaa ñëw ci yi dul koppar boo ma déglu donc bot di compter dafa am ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi. jàngalekat yi ñu leen di xañ seen àq ak seen yelleef yi nga xam ne loi moo leen ko jox. di leen jox salaire yoo xam mérité nañ lu ko ëpp. bu ñu leen comparé ak ñeneen liggéeykat te kenn ëpp leen fi importance parce que ku fi nekk ci réew mi liggéey ëppoo importance jàngalekat bi kon nag système de rémunération moom dañ koo waxtaane bañ état bi ni dina ko càmbar dem jox ko ab cabinet bu ko càmbar cabinet bi mu ko càmbaree ba pare wane na ni li jàngalekat yi di ñaxtu ak médecins yi du ñun kese de médecins yi ak jàngalekat yi ak ñu mel na ñun ñu ne li ñuy ñaxtu ñoom ñoo ne ci dëgg parce que dañ leen a boddi léegi nag proposé na moom cabinet bi ko def MGP Afrique ay solution pour ñu toog régler ko mais président Macky Sall booba léegi mi ngi ci kaw taabalam proposition yi MGP Afrique def MGP Afrique def nañ ay solution yu leer ñu dem teg proposition yooyu ci suuf nanguñ cee waxtaan te lañ waxtaane woon 2014 muy sunu protocole 2014 dañ ne woon bu ñu ko càmbaree ba pare jox ko président de la république ak gouvernement dañuy ubbi ay waxtaan bu ñu ubbee waxtaan ñu indi ay saafara du loolu lañ dige woon ci protocole 2014 ñu ñëw ci protocole de Marème bi bëgg koo wàññi protocole de Marème bi yëg nga protocole de Marème mooy protocole bi nga xam Marème Faye Sall ko négocier nga xam ne li ëpp solo ca point moom moo ko négocier nit ñi dem lever ab mot d'ordre jàngalekat yi saa ñu waxtaane ko loolu xam nga am na fi en 2018 ñu bëgg ñu indil protocole de Marème mooy protocole 2018 bi nga xam dañ koo oyofal ñun sunu point yi ñu intéressé mooy nan tiri ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi te boot ci jàngalekat ñu jaaral li ñuy fayee réew mi ak ay liggéeykatam ñépp ñu yemal leen bañ a boot ñii ci digg ginnaaw boot ñee ca cat la parce que état day tëdde njaaxaanaay mi ngi mel ne nday ji seex loolu mooy état léegi nag état tëddewul njaaxaanaay dafa boot jàngalekat yi ci cate boot ñi mu bëgg ci digg ginnaaw gi loolu nag lañ bëgg mu dakk beneen bi mooy suñuy këyit yi ñu téye mooy loolu ngay dégg ñu naan lenteur administrative ñu téye suñuy këyit ci jaay doole jàngalekat bu déposé acte d'avancement wala acte de validation wala acte d'intégration wala acte de reclassement ba ci sax acte de radiation mooy acte bi ngay mujj a am booy liggéey boo demee ba am 60 ans même acte boobu xam naa actuellement ab jàngalekat boo xam liggéey na 35 ans war a dem retraite 60 ans lay doog am nii weer wii ñu génn la génn boobu ba léegi actam génnul pour ñu mën koo fay fi mu toll nii day toog du fayeeku te am na ñoo xam toog nañ ba juróom benn weer fayeeku wuñ dañ jëlee retraite parce que acte bii tax ñu fayeeku ñu tuddee ko acte de radiation génnul muy lépp luy suñuy këyit dañ koy téye dina jaay doole wala jàngalekat boo xam ñun la sa acte mi ngi signature te signature du ma sa génn wala sa acte mi ngi numérotage mooy génn na signé nañ koo pare mu nga ca numérotage pour ñu defal ko numéro rek loolu kese duñ la ko jox wala ñu rejeté sa dossier ciy caaxaan te duñ la ko yëgal wala nga déposé sa dossier ñun la amoo sax numéro projet waaw léegi nag yii mooy jafe-jafe yi beneen bi jafe-jafe beneen mooy temps yëpp ku ne dégg na coow li am ci décisionnaire yi décisionnaire yi dañuy am seen CAP ñu ne leen yéen seen CAP date d'effet bi mi ngi nekk date ben ko signé te date signature bi état moo koy téye ba heure bu ko neexee bu signé ko maanaam yow boo jàllee sa CAP nekk décisionnaire kenn du la valider sa loolu nga jàll CAP tant que signé wuñ ni yow jàll nga ko te signé bi état moo ko yore. beneen bi mooy que ni ku ne gis na ni jafe-jafe yi nga xam ne moom moo am ci mise en position de stage yi am na ay jàngalekat yoo xam ne dañoo inscrire à distance. dañoo inscrire à distance à la FASTEF ña nga maanaam ña nga seen école di jàngale de ña nga par exemple Matam wala Oussouye wala ña nga Koumpentoum léegi ñu dem déposer à distance pour ñu defal leen formation à distance FASTEF mais ñi ngi déposer seen ñi ngi inscrire woon depuis 2019 décembre 2019 ba léegi ñi ngi inscrire ñi ngi décembre 2020 muy 1 an nanguwuñ démarrer seen formation ñoom formation à distance boobu di salfaañe ak yelleefu jàngalekat yi kon boobu tamit point bu rëy la xam nga loolu du xaalis xam nga boobu ma la fi wax du xaalis mais yeneen mise en position de stage yi tamit ñi ngi xaar pour ñu yóbbu leen ñu def seen stage mais soxna si ñun problème yi mënu maa ba ma mayoon xam nga nangu woo maa may ma lim lépp mais ma lim li ëpp solo mais temps bi moom mais am naa ay quelques yoo xam ne foo ma lim ko xoolal DMC yi état DMC mooy prêt bi nga xam ne président Macky Sall da ko fee fekk muy 5 millions yu ñuy lebal liggéeykatu nguur gi te jàngalekat yi bokk ci nga xam da dimbali ñu am kër nga xam bu la joxee sa 5 millions
te da nga koy fay du loolu lay may bor la booy fay mais dafa amul intérêt rek loolu mooy différence nga dem wuti nag bor bu am intérêt boole koog moom daal dem tabax sa kër jàngalekat yëpp daal am ay kër bi président Macky Sall ñëwee ba léegi jàngalekat yi mëntu ñoo am kër parce que prêt DMC bi la bloqué te président yi fi jiitu dañ ko daan fay président Macky Sall sax moom bi mu ñëwee dañ doon yaakaar mu yokk ko parce que Abdoulaye Wade bi mu ñëwee mi ngi ko fekkoon ci 2 millions Abdoulaye Wade moo ko yóbbu 5 millions mais Macky Sall moom 5 millions yi nee na amu ko bi mu ñëwee ba léegi mi ngi ko bloqué xoolal maanaam point bu ma ci neex bu ma la ci dugal rek da ngay gis ni président Macky Sall njàng mi ak njàngale mi ñoru ko dëgg la lii nag mooy jafe-jafe yi G20 teg ci table ji déposé nañ préavis de grève bi tey après suñu conférence de presse bi léegi nag ñoo ngi leen di déglu suñ ñu woowee ñu waxtaane ko ak yeneen poñ yi ma fi limul parce que bëri na yu ma limul bu boobaa jàmm mën naa am suñ ñu woowul danoo jàpp ne jàmmaarloo ak ñoom mënut a ñàkk maintenant nag lii mooy jafe-jafe yi nga xam ne yi ma ci gën a kii rek laa la limal parce que tamit dégg nga fi coowul sur imposition yi mooy bu ñu lay jox sa rappel dagg li ëpp doole ci rappel bi nee nañ def nañ léegi étalement sur 4 ans léegi nee nañ loolu mooy solution bi ñun dañ ne loolu daa tane mais feebar bi wéragul xam nga lu ñu gëm ñun ni ñuy calculer li nga xam ne moom lañ ñu ameel ci rappel yi noonu lañu war a calculer liñ ñu ameel liñ leen ameel ñun ci impôt bu ko defee ñu def parallélisme des formes par rapport au rappel nga xam ni xaalisu jàngalekat yi nañ koy xàppatee ci digg bi day dakk maanaam loolu jafe-jafe bu mag la boo xam si jàngalekat yi am nañ ko d'accord mais grande dame bu ma la déggee j'ai comme l'impression que les responsabilités sont partagées entre yéen nguuru